jaajëfatee sama gaay yi Mr Shake la maa ngi nii Brooklyn New York gaay tey dama ñëw defal leen benn zapping wax ci rangu bi ñu wax ne ñoom Macky Sall dañ ko yóbbaale Dubaï bëgg naa wax ci Fambaye mi nga xam ne ndeysaan dafa feebar kenn jàppalewu ko ba mu génn àdduna Fambaye kenn dootu ko présenté ndeysaan bëgg naa wax tamit ci Ousmane Sonko Khalifa Sall ba ñu demee ci xalif général Medina Baye vraiment wax ju rafet bi xalif bi wax ci jeunesse bi dañu war a jël nguur gi ñoom ñoo war a libérer seen bopp Macron moo ko wax xalif Baye bi daal di wax ci ñoom ndax xalifa Medina Baye bi bu leen fàtte ne moom moo fi waxoon ne réew mi defe naa su ma juumul moom moo fi waxoon wala kooku non kooku xaw ma ndax defe naa xalifa Canaba moo waxoon loolu moo ne woon réew mi duñ ko jox xale mais xalifa Baye bi moom vraiment li mu wax dafa rafet waaw mais balaa ñu egg foofu nañu wax ci Fambaye ba pare Fambaye waaw Fambaye 25 ans rek la am xale bu ndaw la feebar yaram bi sonal ko ñëpp gis ko ñu yaakaar ne Macky Sall dina ko jàppale ñu yaakaar ne Marème Faye bu ñu jugee di wax fondation Marème Faye dina ko jàppale ñu yaakaar ne leen Ndeye Saly Dieng defe naa moom mooy ministre de la femme dina ko jàppale ñu yaakaar ne Diouf Sarr Californie laa dégg sax mu wax Diouf Sarr man sax fàtte woon naa Diouf Sarr mais Californie laa dégg mu wax Diouf Sarr ñu yaakaar ne dina ko jàppalewu ko Californie sax li mu wax foofu ndeysaan xool leen bu Idrissa Seck feebaree ñu jël ko avion mu dem faju ji France bu Yakham Mbaye bu feebaree ñu jël ko avion mu dem faju ji France waaye ñun xale bu ndaw boo xam ne yaramam daf ko sonnal gaay ngeen baal ma yaramam moo ko sonnal xale bi mënul faju ñu war ko dimbali ñu seetaan ko ba mu génn àdduna li dafa ñaaw Fambaye soxlawul ngeen koy yóbbul ay couche Fambaye soxlawul ngeen koy yóbbul lekk c'est une fille n'est-ce pas de 25 ans qui n'était même pas consciente du danger n'est-ce pas auquel elle était exposée. On la voyait toujours souriante. Elle disait que, n'est-ce pas, elle était en bonne santé. Mais nous, quand on voyait l'état dans lequel elle se trouvait, nous, on savait qu'elle était vraiment en danger. Parce que yaram bu bëri baaxul mën na la indil crise cardiaque diabète bi xam nga ñu ngi wax naan mënuloon noyyi est-ce que du Covid aussi moo fa jaaraale xam nga. mais en tout cas lii dafa ñaaw trop ci dëkk bu toll ni Sénégal ñu am ministre de la santé nga war a dimbali xale bi kan lañ déggoon ne moo koy dimbali dañ toogoon dégg ñu naan Wally Seck nee na dina ko may 15 millions ñu toog dégg ñu naan Abdoulaye Diop xaas nee na dina ko faj wax ji bëri faj na ma fajuma day ñëw ba màggal du ñëw màggal et cetera wax ji bëri Sénégal ci boppam ñoo doy waar Wally Seck nag kenn du ko ŋàññi ndax lu bon même bu dee sax dafa yëkkati 1 million wala 500 000 moo xam wala mu indil ko lekk indi ko couche moo xam ñi ko fayal appartement ñoo ñëpp ay jàmbaar lañu waaye gouvernement bi comme ni ko Californie waxee ñoom ñoo waroon jël en charge xale bi ñu seetaan ko ba mu dee Californie li mu wax c'est vrai moom ñun Fambaye rek la ñu gis mais boo demee ci hôpitaux yi am na yeneen cas yu gën a grave lii nag Fambaye elle est emblématique elle est symbolique des problèmes n'est-ce pas du manque de sérieux du problème médical ici au Sénégal n'est-ce pas les infrastructures médicales sont déplorables xam nga les soins ne sont pas au rendez-vous c'est vrai chaque jour nga dégg Dakar Buzz ñu naan la ay waay dimbali kii kettal leen kii mais le gouvernement xam nga ñan la ñuy dimbali comme ni ko Californie waxee ministres yi députés yi wala boog nga mel ne Saka Dior nga nekk une célébrité boo feebaree wala nga nekk pa boobu nu mu tudd fàttali naa sax pa bi doon théâtre ñooñu rek la ñuy dimbali mais xale yu ndaw 25 ans
mënoon nañ ko dimbali mu yóbbu ko France millions yi ñuy yàq ci gaa ngeen baal ma Dubaï di yóbbu ay Mame Gor Diazaka di yóbbu ay comment elle s'appelle la fille là Rangou man de loolu mënu ma ko gëm Californie moo ne gis na Rangou Dubaï mais vraiment Macky Sall daf ñoo yeb suñu xaalis nga jël di yóbbu ay Rangou nga leen di yóbbu ba Dubaï di yóbbu ay Mame Gor Diazaka ban njëriñ leen fa am léegi en attendant xale yaa ngi dee ci hôpitaux yi ñu mel ni ay Fambaye xale yu war a jàng am ay abri provisoire la ñu nekk amuñu sax école yu baax sans compter tali yi ngeen war a defaru leen ko ngeen jël suñu xaalis yóbbu ay géwël gars je m'excuse nekkoowu leen fa dara lu dul Mumbaay suba ngoon vraiment lii dafa ñaaw ku leen waxul ne lii dafa ñaaw waxu leen dëgg vraiment li am Sénégal kenn xamu ko mais Fambaye vraiment ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te yéexañu gis ngeen tamit bu may wax accident sama xel day dem ci Mbaye Sapar moom it ci accident la deewee ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te yéexañu léegi nañu ñëw ci Ousmane Sonko gars yi est-ce que du ma dem taxawee ne le parce que fii naaj bi mooy commencé sonal xaar ma taxawee nii léegi dañuy wax ci Ousmane Sonko Medina Baye waaw Ousmane Sonko Medina Baye dafa dem moom ak Khalifa Sall foofu nag dama fa il faut que ma jël ay notes parce que Khalif Medina Baye Khalif intellectuel boo xam ne dafa doon wax bay wax ne dañu war a jël nguur gi ndax Macron ci boppam nee na yéen a mën a changer Afrique lii Khalif moo ko wax Khalif Medina Baye moo wax lii Macron ci boppam nee na xale yi yéen a war a jël nguur gi Khalif intellectuel un Khalif intellectuel qui parle bien le français qui nous parle de la nouvelle génération foog soppeeku dina am parce que soppeeku dafa war a am gars je m'excuse Khalif Medina Baye nee na nouvelle génération foog soppeeku dina am parce que soppeeku dafa war a am yëg liberté dafa war a am kenn warul yëg ne dañu lay noot dañu noot nee na noot bi dafa war a jeex parce que Ousmane Sonko jël na parole ba mu jëlee parole lan la wax xalifa bi dafa na ko yéen ñu mën a jàppale te Ousmane Sonko dafa dëgër fit parce que mi naan xalifa bi xalifa warul wane parloo ndax yéen dafa ne ko yéen mënu leen far fenn waxeewu ko noonu mënu leen far fenn ngir da ngeen bëri ay taalibe te taalibe am na ci ñoo xam ne Macky Sall la ñu ànd waxul Macky Sall am na ci ñoo xam ne Sonko la ñu àndal waxul Sonko mais ni mu waxee am na ci ñoo xam ne Ablaye Wade la ñu àndal et cetera kon yéen seen farfarloo mënu leen ko am li ñu bëgg rek mooy ngeen ñaanal waaye sëñ Medina Baye yemul wax ci ñaanal parce que ñaanal leen mais dafa ne leen Macron moom bu demee ba xam ne dëkk bi dafa war a soppeeku kon nga xam ne Macky Sall xanaa moom it war na jeexal waaw waxul Macky Sall man maa wax loolu xalif bi nee na compétence manqué wu fi kon lan moo tax Sénégal mënul développé loolu la laaj ñoom Sonko mu ne loolu yéen a ma ko gën a xam waaw ni déggoo xalif bi sax nee na yàlla nañu xam comme ni ko Macron waxee ne la solution est entre vos mains loolu c'est une phrase vraiment forte parce que quand on parle de solution on pense au livre n'est-ce pas à l'ouvrage de Sonko c'est la solution n'est-ce pas xalif bi nee na ko nañu fàttali lu ñu Macron wax la solution c'est la nouvelle génération la solution est entre vos mains loolu la xalif bi wax ñoom Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ba mu jëlee parole wax na fa wax bu rafet kii sëñ Moustapha Sy ki ko représenté mi ngi foon toog kon ñun suñu xel dal na ba que ne yeewu askan bi ba léegi dañu ànd te vraiment kontaan nañ ci sëñ Moustapha Sy bëgguñu mu bàyyi yeewu askan bi parce que xam nañ ne Macky Sall dina def lu ne pour jéem ko ci jëlee waaw léegi mi ngi xalifa di leen ñaanal di wax yàlla ñu am sénégalais bu jàmbaar sénégalais bu am fit comprendre loolu nag wax jooju tam mën nañu ko interpréter sénégalais bu jàmbaar sénégalais bu am fit mooy ne ñun jàmbaar ak fit rek moo mën a tax ñu jële fi Macky Sall
koo xam ne day jël suñu xaalis dem Dubaï di yóbbaale ay ñoom rangu ñu nekk fa ay Mame Gor Diazaka yóbbaale Seneweb di jéem a jënd site yi nekk fu dara lu dul Mumbai Marème Faye sax dégg naa mi ngi fa woon di fecc sama benn abonné moom ko wax nee na am na ay vidéo ñu wane Marème Faye mu nekk fa di fecc ay fecc yu doy waar vraiment ñun xamuñu ban Sénégal la ñu nekk xamuñu ko waaw nee na dañu war a am sénégalais bu jàmbaar sénégalais bu am fit loolu dañ koy soxla ngir bu Macky Sall jalgatee ñu xam ne dañ ko fi jëlee Ousmane Sonko nag li mu def nii kontaan nañ ci trop ak Khalifa Sall bu ñu fa jógee dañuy demaat yeneen kër diine bu leen fàttali ne defe naa Serigne Thiénaba bu bees bi dafa mel ne su ma juumul moom moo fi waxoon ne réew mi duñ ko jox xale te Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne bu ñuy wax xale Ousmane Sonko moo tax ñuy wax xale Serigne boobu nag bu waxee loolu xëy na ñoom Ousmane Sonko bu ñu demee seeti ko dina soppi li mu waxoon ndax Ousmane Macky Sall ba muy am nguur gi ñaata la amoon amul woon 50 ans xaw ma 55 ans Ousmane Sonko buy jël nguur bi 50 ans la am Macky Sall ba muy njuru nguur gi dégg naa 50 ans la amoon waaw kon nag mënuñu fi nekk sëriñ kilifa diine yi di wax naan réew mi duñ ko jox xale ñoom Ousmane Sonko nag vraiment li ñuy def baax na parce que dañu we sëriñ kilifa diine yi gis nga sëriñ Mountakha ci boppam bu demee ba ne Ousmane Sonko yoral naa la bor yaa ngi may dégg loolu lu rafet la mais Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne kilifa diine yëpp lay waxal ba mu demee Casamance ba muy nuyu kilifa diine Casamance yi la njëkk a nuyu bu waree xeex day xeex Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne Macky Sall temps yi daf ko teg bët dañ ko bëggoon faagaagal Ziguinchor dañ ko fa bëggoon rey Doudou Ka ak ay nervem bugg ko rey waaye Ousmane Sonko lu mu yëg kilifa diine yi bu waree génn wax day wax ñun dañu yaakaaroon ne sax dañ kaa tënk ñemetul wax waaye ba mu gisee ne Doudou Ka mi ngi bëgg a rey ay patriote Doudou Ka mi ngi ko bëgg a rey Ousmane Sonko dafa génn mu def conférence de presse boo xam ne nee na xale yooyu bu ñu fi ñëwee dañ leen daggate te loolu waxu géree la ñu bëri nag ñu ngi naan bëggul jàmm ñoom Fatoumata Danso naan warul wax daggate daf ko war a wax parce que Macky Sall doo toog ba mu ñëw di yoot ba ngeen fàttelu mu génn rey la Jomaay ci boppam génn mu ne mu dëggal loolu Ousmane Sonko yàgg nañ ko bëgg a rey bañ ko woowee gendarmerie bu demoon dañ koy posone bañ ko waree jël si bañ sumbee mbi di député ñu ne ko da ngay wuyu mu ne wuyu ma bu bañoon dañ ko fay fekk dóor ko ay bal ba pare Casamance bi ñëw loolu la Jomaay wax kon nag il faut que ñuy tujj suñu bët mais en tout cas ñoom Ousmane Sonko ñoom li ñuy war a def ñu ngi koy def ñu ngi dem ci seeti kilifa diine di wax ak ñoom Macky Sall dafa tiit élection yi moom nañu fexe rek ba buñ ko dàq sàcc na ci lu bëri mais am nañu yaakaar ne ñun ñoo koy gagné ñoom ñu ngi mel ne ay nooxoor di xëccoo seen biir gis nañ Mame Mbaye Niang mu ngi xëccoo ak Abdoulaye Diouf Sarr nee na day nekk maire Mame Mbaye Niang ne day nekk maire kon Amadou Ba rek moo des pour mu déclarer candidature am waaw ñooñu kan la ci Macky Sall di jël ñun di ñu yaakaar si lu ñu yaakaar Diouf Sarr moom la ñuy jël ndax moom am na base Yoff Diouf Sarr moo nar a jàkkaarloo ak Barthélémy Dias te bu soobee yàlla Barthélémy Dias dina am ndam gars yi jàpp ngi loolu la rangu Dubaï Fambaye génn na àdduna Ousmane Sonko Medina Baye ak yow askan bi bu ci kanamee dinaa leen ci defal live incha allah koc leen ma heure 5 heures 6 heures heure Sénégal ñu def ci laaj gën a dal ci Macky Sall like leen partager leen abonné Mister Shake la ba ci kanam merci